jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës bokk na ca ni diggante lépp luy coalition ak ay parti ci biir Sénégal ñu war a déposer seen ay liste jëm ci tabum pencu ndaw réew mi dan ko loterie natt ko itam jàpp leen ni xamees na ko coalition bi nekk ci nguuru Sénégal Benno Bokk Yaakaar ma nga ca ñaar fukkeel bi place ak ñaax lu ñu mel ne ñun moom loolu lu leen yëngal daañu si ñëw ak gëstu Mouhamadou Sy ndax bokk na ci lu bees li commission bi dénk wote gi jël doo ci bokk itam tey doon bëccëg jagleel réewlekat yi wala rawalekat yi muy sage femme liggéey bi ñu liggéey am solo fekk na tey jii sax atte baa ngay wéyandi ci ëttu attekaay ba ca région bu Louga tuumaal leen ñàkk taxaw nit ba mu génn àdduna moo ko sookeem Abdourahmane Li porox ndoolu ci bëccëg bu ni mel waxtaan ak kenn ci ñoom daañu ko ñëw ànd ak moom mu wax ñu mooy kan ak jaar-jaaram ci biir xabaar yi doon ci bokk itam lu jëm ci bëccëg bi ñu jagleel loxo yu set jamono ji tembem ay weer ci ginnaaw ba fii bi Covid gënee law ci Sénégal ñëpp doon ko bàyyi xel waaye ba fii fu ñu toll ci wàllu dem maam Seynabou Babou dem na seeti kooku ngeen gis muy jaay ndekkim ndaka lay sàmm teg set daañu ko gis ci biir xabaar yi itam dañ ci boole lu jëm ci taskatu xibaar yi ak lu taskatu xibaar yi nga xam tey mi ngi law ci biir Sénégal gi ana fu ñu toll ci li nga xam ne ay quotidien di ay yéenekaay waaye itam ay site internet ëpp ñeenti téeméer ci biir Sénégal gi naka la ko askan wi giseem daañu ci ñëw tam ci gëstu bu xóot bu nu ko jagleel li ci ànd ak soxna Ami Diouf li moo gën a fees buñ ci boole bitim réew nis kis faram fàcce gi ñu sant leen gërëm leen cànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci mbirum Barthélémy Dias sàng la gontu mel ni kuy tontu président Macky Sall li ma waxoon bari ki dem ci ñu nu fal ci bokk memel li maanaam maire yi nga xam tey ñu ngi leen di fal ci anam ñoom it bay fale ak samp ay liggéeyukaay wala jël ay liggéeykat dëppoowul ak ni ko yoon waxee wax tontu jàpp ni xëy na fi ñu toll ni kay li mu nekk moom mooy teg na ko ci yoon te itam du ci bañ ba ci sax dem daal di saisir yi maanaam yóbbu ca yoon li nga xam mooy bureau organisation mondiale du travail di kuréel bi nga xam mooy saytu liggéey ci biir àdduna bi ci mbirum capitaine Dièye Guy Marius Sagna yemu ca ma ngay porox ndollu naan bu fekkente ni nguur gi amul benn yitte lu may yëddu li xew ci mairie Ndakaaru mooy fekk na nguur am na lu ko doy ci lijjanti lëj wi njett askanu Sénégal ca mooy njëg yeeg dund gu cher rek la ci ajum moom sax baaxta jot naa dugg ci leneen ak leneen loo xam jàpp na ni jamono ji daal ma ngi koy doxal ci nag nee na dina jéem a gis njiitum réewum Sénégal président Macky Sall waxtaan ak moom ci lu soxal mairie Ndakaaru ndax jàpp na lu mënta ñàkk la ñu waxtaane ko li ñëpp bokk di mairie Ndakaaru biim waaye Yewwi Askan Wi falu ci capitalu Sénégal lu jëm ci coow li diggante président Macky Sall jombul ak ñii di maire Ndakaaru ak Barthélémy Dias naka la ko askan wi gisem ci na muy fale ak la ca aju ñenn ci waa Ndakaaru gis ni ñoom daal taluñu lenn luy xeetum nux ak toog koo jànkalaat diggante nguur gi ak waa maire Ndakaaru ndax nekk lu gën ca itam jombul sax maire Ndakaaru moo ci fekkaasim toujours ndax day war a tax suqali war a am mën naa indi yax-yax ñu xuus ànd ak gëstu Mamadou Gueye Kassé mu yàkkamte lool ci avenue Pétavin comme ñu bëri ñu fiy jaar retraité des douanes bi nag moom dafa am rendez-vous ci gox bi moom milee suivre na bu baax li nga xamante ni moom mooy sorti njiitum réew mi di menacer maire yi nga xamante ni dañuy recruter te li ñuy def teguñu ko ci benn yoon Barthélémy Dias ñu visé ko ci loolee moom milee jàpp na ni ki nga xamante ni moom mooy maire bu Dakar day défier nguur gi te loolu lee waru ko ba tax na mu koy conseiller mu daal di sàmmonteeg li nga xamante ni moom mooy lu yoon tëral. man li ma yaakaar monsieur le maire dafa war a doxal yoon waaw c'est pas que ñii dañ leen dàq ci yële que y a une sorte de bras de fer loo xam ne da nga koy jaayante gouvernement état bi ak hiérarchie bi nga jëm conforme aux normes de recrutement et de règlement de sa institution lu mu tegal nga topp ko mu gën quoi. esthéticienne bi nag moom jàpp na ni li ni mel warul benn yoon ki nga xamante ni moom mooy njiitum réew mi ak maire bu Dakar ndaxte falu ñu leen ngir ñu xuloo wante ngir ñu daal di liggéeyal askan wi. du li ñuy xaar ci ñoom déjà et que ce serait dommage
parce que li ñuy xaar ci ñoom mooy ku ci mel ni président de la république dañ ko fal ngir mu liggéeyal ñu suñu réew ku ci mel ni Barthélémy Dias dañ ko fal ngir mu liggéeyal ñu Ndakaaru parce que loolu la ñu promettroon je pense que am na lu gën a doon yitte lu gën a doon farata ci ñoom ñaar ñëpp que di def conflit entre ñoom parce que joxuñu leen Dakar parce que pour ñoom la joxuñu kii Sénégal parce que moom la mais dañ leen jox parce que dañu amoon ci ñoom qualité pour jox leen pour ñu liggéeyal ñu suñu réew. gis-gisam sëñ bile partagé na ko moom nag agent de l'État la politique intéressé wu ko wante jàpp na ni ki nga xamante ni moom mooy Barthélémy Dias nguur gi da ko war a bàyyi mu liggéey. nit nag bon doo ko topp ba mu sës quoi nañ leen bàyyi ñu liggéey doomu réew mi nañ leen encouragé nit ñi ñoo leen fal Barthélémy sénégalais yi ñoo ko fal jox ko li ko jox mu war a liggéey nañ ànd ak moom encouragé ko mu liggéey parce que liggéeyaluñ pour kenn quoi pour réew mi la ñuy liggéeyal réew mi lay liggéeyal. pour Dakar waaye fu mu nekk ni taluñu benn yoon li nga xamante ni moom mooy coow lu ñu bëgg mooy ñu daal di leen di liggéeyal ngir réew mi daal dem ci kanam. jaajëf maam Abdou Guèye Kassé mbirum falak folli Sénégal dëgmal na ko tabbum pencum ndaw réew lay doon bu ngeen fàttalikoo nag élection présidentielle 2019 yu ñu passé amoon na coow ci may njëkk a déposé ak doomu njëkk a déposé amoon na sax ay buuxanteem dagantey dënn diggante ay mandataire u parti coalition bàngaas bi ñu dénk élection ci Sénégal ni loolu la bëgg mu dakk te da koo tiré da ko lotari ku ci ne nag da nga teg yu xob waaye ba nga teggee numéro ba tolloog yow moom ngay jël ñii nekk au pouvoir di coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ña nga ca 22e position ñaar fukkeel bi poñ ba ak ñaar lañ jël ngir war a topp ci ñu war a déposer seen ay liste lu mel nag nañu ñoom amul benn gàllankoor ci ñoom ñu xuus ci lu gën a yaatu ànd caak gëstu Mouhamadou Sy. gannaaw ay waxtu parti ak coalition yi xam nañu ci jamono ji ordre bi nga xam ni moom lañu war a déposer seeni dossier de candidature ngir élection législative yi coalition Benno Bokk Yaakaar jàpp ni ab innovation la bi nga xam ni dina tax ba yenn ci ay problème ñu mën ko saafara mandataire am jàpp ni coalition am mun na am ab handicap gannaaw bu ñuy vérifier lii di parrainage yi mu jàpp ni sax war nañu indee coppite gannaaw élection yi. coalition Benno Bokk Yaakaar ñi fi nekkoon ñun ñoo génn 22e c'est pas forcément cadeau pour ñun parce que balaa ñoo jàll ñu bëri dinañ jàll donc bu amee problème doublon ñun ci ñu sunu kaw lay dal mais aussi bu ñuy disposer bulletins yi ci bureau de vote bi jour élection yi ñu tamit sunu liste yi day nekk fu sori. dañuy nangu parce que ñoom luñ ci jublu lu baax la mooy fexe ba chaque fois. ñu gën a améliorer. coalition Yewwi Askan Wi nekk 7e mandataire am jàpp ni am nay incohérence ci nu ñuy valider parrain yi buñ laajte ban garantie la ñu am ni luñ jël fichier Benno Bokk Yaakaar def ko fichier référentiel gannaaw bu ñu déposer seen parrainage. pourquoi nit bu respecté wu dépôt liste yi waxtu boobu pourquoi ngeen war ko reléguer dernière position ça veut dire que donc ordre bu provisoire la dina effectif que bu fekkee ni. déposé nga ci waxtu boobu parce que Benno Bokk Yaakaar bu demee ni déposé na parrain pour ñu garder ko mais est-ce que nous garantit que kenn du utiliser parrainage am comme référentiel ci logiciel bi nga xam ni moom la war utiliser pour traiter tous les autres. société civile di rafetlu transparence bi nga xam ni am na ci processus bi ñu jàpp ni lu ni mel dina tax ba xëccoo dootul am gannaaw bu ñu déposé dossier candidature yi. waxtaan moo régler problème bi nga xam ne andi woon na jaaxle parce que buñ ko deful woon mun na am ñoo xam ne tey sax nañu ñëw commencé ñoo fi jiit boo xoolee Yewwi Askan bi ñëw 7e Benno Bokk Yaakaar ñëw 22e position Wallu Askan bi ñëw 24e position tirage bi moo ko génne tirage bi ñëpp ko fekkee. parti politique yi ak coalition yi am nañu fii ba juróomi ñetti fan ci weeru mai ngir ñu mën a déposer seeni dossier de déclaration de candidature 25 partis ak coalition yi nga xam ni ñëw nañu teewe tirage au sort bi ñu ngi waajal lii di candidature yi. jaajëf Mouhamadou Sy bu fekkente ni ñi moom ñu ngi samp seen ndënd fëgg seen ay dënd dugg ci géew bi bëgg a falu ke moom ñàkk a mën a faloo ko jàpp ci réew mi ndax ba fii dañ ko xañ ay droit am wala yoon moo ko xañ muy Karim Wade ca PDS ay militant ay naataangoom ni moom faaw daa war a ñëwaat ci biir Sénégal gii laaj àqam ay naataangoom ñoo ko laaj kenn ci ñoom ñu ngi ko duppee Bass Mbacké Diatta kàddoom jot naa jip ca Guédiawaye bu doon njëcc. ñun ñoo woote marche bi ñu woote mooy
dellu si Karim Meïssa Wade Sénégal suñu appel bii dafa laal ñëpp ndax bukki ba matoon PDS ca Karim Wade bukki booboo wal ba ca Khalifa Sall bukki boobu moo fexe moo nekk di galgal Sonko moo tax ñu waa Géejawaay ñu ne na askan wi jóg waa PDS d'abord Géejawaay ñëpp section yëpp képp kuy PDS na nga jóg benn comité directeur PDS képp kuy déglu lii may wax ni te nga bokk ca PDS te bëgg Ablaye Wade bëgg Karim Wade da ngaa war a teew Géejawaay faire de sorte que lii xaw ci dëkk bi arrêté jaay doole bi dag yéen askanu Sénégal ñëw leen wuy suñu le 6 maanaam ajjuma bii ginnaaw suba fii la ñuy déparé marché bi dala jam ñun jóg nañu te département yépp dañuy suivre pour def li ñuy def société civile bi jóg leen yéen ñëpp jóg leen di woo suñu candidat Karim Meïssa Wade ne ko namm nañ la vous êtes espoir nga yaakaar nga ci ndaw Sénégal ñun pare nañ lu bari macha allah ay junni parrainage lañu def léegi nag parmi nous y a des candidats à la candidature man mi bokk naa ci potentiel candidat yi par respect à nos frères. xibaar yi wéy ñu xuusani wax ci leneen mi ngi soxal mbirum yoon fi mu te ni tembe jàpp leen ni atte baa ngay wéyandim ci tribunal régional ba ca diwaanu Louga ca Njàmbur lu ko indi mooy coowal soxna si di astu soxna mi ñàkkoon bakkanam ñu ni dañ koo ñàkkoon a taxaw ay tuuma la yu yoon gàllandi ci ndoot dum ñaxa doon sauvé di waa kër docteur ba ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye li mel nag moo tax mbooleem kër docteur ñu bari ci ñoom syndicat leen ngànk ña nga ci daanu Louga ngir jàppal tànk seen ay naataangoo yu sage-femme ndax daal nañu fi ñu toll ni dañu bëgg a jaay doole si nga leen la yow baa ngay wëy Cheikh Moussa Sarr ma nga ñu fa nekkal incha allah daañu ko toppandi ba li fekk guddi ngir ngeen xam dëgg-dëgg ana fan la mbir yi tolloonde waaye jàpp leen tey dafa doon bëccëg bu ñu jagleel rawalekat yi di rawalekat yi nga xam ne wooye ay sage-femme lu ñu ci mën jàpp leen ni rédaction bu ITV xëy na càmbar ko seen taxawaay seen nekkin liggéey ba ak jaar-jaar ba itam Abdourahmane li dafa doxantu seeti kenn koo xam te ni bii mënoon naa sax nekk la leen waaye daa mujjee soppi yoonam dem dugg ci di sauver ay soxna ak a toppatooy tout temps kookee mooy kan lu ko ca dugal ak na muy dundee ñu ànd ak Abdourahmane lii. ci Ndakaaru ci xolu Grand Yoff ci bile maternité bu koñ bi jox turam kenn ku bëgg loolu muy def mu nekk ab blouse rose ni ki ñu leen di dàkkantale Fatou Diaw Cissé dafa tàggatu njëkk ci wàllum infirmerie balaa mu spécialisé wu ngir mën a gën a jege kon lii di service de maternité yi. ma def sama formation infirmière 2 ans école bu ñuy wax le métier bu nekkoon Passen après bi ma paree loolu def naa ay années ci santé bi avant may nekk sage-femme tamit maa ngi defee sama formation Saint-Martin mooy école série ma def ko 3 ans muy juróomi at bu formation. te pourtant daanaka kenn xalaatul woon ni dana nekki sage-femme mbëggeel gu jéggi dayo bu mu am ci gune yi ñu ko yóbbee ci noonu la tegee ci suuf passion gu mu amoon ci wàllum yoon ak yoonal mu tàmbalee ci poste de santé wu Grand Médine nga xamante ni fa la njëkk nekkee stagiaire ba tey ji ca SAMU municipal nga xamante ni fa la ñu ko tabbee maîtresse sage-femme madame Gaye mësul tàggali ko ak valeur yi nga xamante ni dañu ko ci doon ñaax ci tàggatoom ngir mën a def liggéeyam nu mu waree. dañu doon jàngal dal teey dimbali maladie surtout ñu teey ak ñoom patience bi dafa am solo torop ci métier bi di leen déglu tamit di déglu seen li ñuy soxla nekk à la place de la personne. mën di jëlale même ak jafe-jafe yu muy jànkonteel ci liggéeyam ay jafe-jafe yu ci mel ni limuk sage-femme yu néew loolu mbaa ñàkku matériel ci bërëbu fajukaay yi muy ay jafe-jafe yoo nga xamante ni mën a indi bépp xeetu musiba ci bërëb yooyu le bu ñu sukkandikoo ci moom. loolu moo ci problème bi ñuy wax procès sage-femme yi loolu lañ doon wax ñetti sage-femme la ñu woon pour ñaar fukki nit ak benn yoo xam ne ku ci nekk war nga leen toppatoo xam nga ne loolu metti na. muy jafe-jafe yi muy fexe jàll bés bu yàlla sàkk ngir may ñi nga xamante ni ñooy jigéen ñi wan lor accoucher te duñu ci am benn jafe-jafe muy lu koy may ab xel bu dal waaye it leneen mënut a expliquer. bu ñu gisee yaay accoucher ñu gis ko mu ree famille bi ñëw ree papa ji ñëw ree loolu tamit leneen la loolu daf ñuy bégloo loolu c'est un plaisir bu lay may doole pour nga des ci métier bi même bu ñu déggee ku ñuy saaga parce que parfois damay wax ne da ngay gis ku la def dara
nga bëgg doo bëgg lu dul xotti sa blouse doo sax bëgg simmi blouse bi mais da nga koy bëgg xotti sànni. muy ab métier wa nga xamante ni li muy représenté si ndaw si rëy na loolu. jaajëf Abdourahmane lii bañ ak làmmiñ ñoo dëkk léeg-léeg laale am diggante kër docteur ak askanu Sénégal ñoo ànd docteur mënta am askan wi waaye itam askan mënta ñàkk ay docteur du ñaax gindi ko dana am xabaar yi wéy tey dafa doon bëccëg bu nu jagleel tam mbirum cet ak celal ba tey ñu ci li nga xam mooy mbirum faju gi lu ko waxal mooy setum loxo xam ngeen ni bu ngeen fàttalikoo jamonoy Covid ba léegi mi ngi lawandi waaye wàññi ko na bu baax ndax raxas loxo yi ak di ko waggar fu ñu ci toll ci wàllu guni mel ndax bëccëg bi ñu ko jagleel moom lu yaatu la ITV càmbar ko itam sunu reporter maam seen bu baabu dafa doxantu seeti koo xam mi ngi jàng mburu maag lam cay diwal gars yi sant faal ak gars yi naka la koy toppatoowee ba lépp mën a xaj reportage. jaaykat bii le ay loxoom lay jëfandikoo ngir mën a jaay ay client am moom mii le moo ngi xamle ne dafa farlu bu baax ci lii di raxas ay loxo. waaw maa ngi koy toppatoo maa ngi koy raxas ndax ak lekk bi ma yore maa ngi koy raxas ba pare ma am naa ay gel tamit. waaw client yi moom duñ lay seetloo moom dootuñu gaaw a ñëwati si yow sax yenn kii boo amul yenn soin ci li ngay def sax buñ seetloo benn yoon rek dootuñu ñëwaat te léegi moom macha allah. toujours sama ndox dafay am ndox omo ak eau de javel toujours damay am eau de javel sama wet ak gel en même temps ba defaree ba pare laay door a raxasu. Mamadou bokk ci ay client wam toog di xaar ñu jaay ko moo ngi xamle ni saa su weccontee ak ay nit rek dafay raxas ay loxoom ngir mën a moytandiku yenn jàngoro yi lu ci mel ni mbas mi. si après saa yu ma jëndee wala ma paas ma la xaalis damay daal di jëfandikoo gel hydroalcoolique wala ma raxas sama loxo pour éviter yenn bactéries yi. Covid tamit farlu na tamit ma gën ko utiliser parce que contact bi ñu daan am ak yenn nit yi moo taxoon ma daan raxas sama loxo wala may utiliser gel. xale bu jigéen bi nag boulangerie la jógee te ay michu mburu moo ngi xamle ni mbas mi nag dafa yokk a tax muy bàyyi xel ci hygiène u loxo. sama xel bu baax a baax parce que Covid 19 bi affaire bi dafa doy waaru boo ñëwee dafa balaa ngay dugg commencé liggéey foog nga raxas sa loxo parce que ñu liggéeykat yi mooy loolu daal bu dul Covid 19 maa ngi bàyyi sama xel bu baax a baax. setaayu loxo nekk loo xamante ne dafa am solo te bokk na ci liy xeex ak tamit liy wàññi yenn bactéries ak yenn virus yi nga xamante ne mën nañu jural ay jàngoro. jaajëf maam Seydou Babou loxo yu set ndox mu sell moo koy def boo demee ca jaay ñoom nee ñu amuñu ndox mu sell fi mu toll nii njëg gi cher na ndox ma la muy dem bari na ñu du baax nag ñi nga xam moo di Aquatec benn kërug la gu état Sénégal jox leen duppee ay forage rural muy ndoxum dëkku kaw kaw nu Sénégal yi waaye ñoom daal nañu fi mu toll nii tembe moom ngir nga am robinet xëcc sa tiwo jafe na boole caag ndox ma ne muy ñëwee di manqué da koo yomb lool ba itam njëgg a cher lool li moo tax ñu génn ci mbedd mi wane seen naxaru xol yàbbi ko itam ba kilifa yi dégg leen ñu xuus ànd fa ak Isidore Alexandre Sène. daal lañu ëpp na ñu gàlloo tamit seeni brassard rouge ngir wane nakar bi nga xam ne de amee nañ ko ci société bi di Aquatec Sénégal nga xam ne moom mooy gérer ndox mi ca kaw ga. ñi ngi sikkal ak xasal bañ fi nekk amuñoon problème ñu ngi doon am ndox mu sell di am ndox ni mu ware te facture seerul woon waaye imaginer tey nga yor sa doom mu am parcelle am war a dem liggéey ko ñu ne ko bala ngaa xëcc ndox da ngaa fay ñaar fukki junni te junni nga daan joxe ñaar fukki junni yooyu kay xanaa wax dëgg yàlla mat na tonne ciment ba xëcc na yéegal na benn néeg. ñoom mooy manifester yi teg ci ne bëgg ñoo gis Aquatec ci commune bu Taïba Ndiaye. ñoom wut si xaalis lañ fi indi donc depuis leur présence ici kenn ñëwul la branche la ci réseau bi parce que ku branche ne di nga joxe 109 000 francs c'est ce qui est anormal et nous était 5 000 francs la woon te booba problème yi am fii musu fay am problème yi am actuellement nii ñi yoroon gestion forage bi. actuellement ni problème yi ñuy rencontré amuñu ko woon bu njëkk kon léegi noonu lu ñu bëgg mooy Aquatec dem. wenn ci askanu Taïba Ndiaye ne mel ni dañoo wéet ci li nga xam ne nag moo di seeni xeex gi. dañu rencontré kilifa gox bi muy le maire Assane Ndiaye déception bi ma njëkk a am mu ne ndox mi du domaine de compétence am domaine de compétence su état la kat mooy état ci commune Taïba Ndiaye pour le monsieur le maire Assane Ndiaye. Assane Ndiaye moom mooy maire bu yees bi ñu fal fii ci Taïba Ndiaye moom lii la ci tontu. yàlla def na ñun ñoo jiite commune bu Taïba Ndiaye donc li ñu ñor mooy askan wi lépp loo xamee ni sumb nañ ko te ak dëgg lal ko dama ci ànd ak ñoom. comme fii tuddee Aquatec ni Aquatec na fi jóge
loolu nun day màqaama moomu amuñu ko. ñetti forage ñoo am ci commune bu Taïba Ndiaye forage yooyu moomu wax dëgg yàlla doyul pour wax leen bi ñu toogee léegi ñaari weer lay toll mais occasion bi ma am rencontré monsieur le président de la république li ma ko wax sama priorité des priorités nañ ñu wutal benn forage ñu dolliwaat ko ci ñu mën a am benn château d'eau ñu dolli ko ci kon pour wax la rek ni la mbirum ndox mu commune bu Taïba Ndiaye ñor nañu. ak li ci mënta am ñoom ñi ñaxtu ne nañu duñu fayati li nga xam ne moo di facture Aquatech. parce que bala ngaa laaj nit ki da nga koy defal benn service ba pare Aquatech service jox ñu ndox la joxuñu ndox man sama kër 50 000 francs lañ ma indil facture ma koy wax ñu ne ma non air bi la man Aquatech jaayuma air ndox la may jaay. kii ñu la jël tey moo ñëw te moo waral lii te ku xool lii xam ni mobilisation bi xam nga ni population bi nangootuñu te duñu ko nangu Aquatech di fi continuer suñu liggéey. waaye manifester ci seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi la ñu xamle daal moo di daañu teg kuréel bi nga xam ne de dañ ko duppee comité de gestion des forages ndax jàpp nañ ne loolu rek moom moo mën a tax ñu am ndox te du ñu sonn. jaajëf Isidore Alexandre Sène bu fekkente ni waa Taïba Ndiaye dañoo siguñu taxaw jàkkaarloog waa Aquatech kilifa kàddoom jot naa jib kooke moo di Ansou ci boppam nee na fi mu toll nii kay la mu gis mooy lii am nii ak li ñooñu di wax nekkul lim jàpp ni moo am moom Ansou Niabali la mu dénk suñu correspondant. Taïba Ndiaye ñu ko réintégré à peu près il y a plus d'un an maintenant c'était du temps de président Alelo donc Taïba Ndiaye tey jii soo xoolee forage la boo xamante ni mi ngi dox H24 donc amul waxtu boo xamante ni dafay taxaw ñun bu ñu koy jëlee au mois d'avril 2021 Taïba Ndiaye ñu ngi woon à peu près à 33 mètres cubes si beneen bi 47 si beneen bi ñaari forage ñoo fa nekk ñaari forage yëpp instant bi ñu ngi à plus de 47 mètres cubes heure ce qui veut dire que yokk nañ production bi donc tey jii mu wax ni ndox bi doy na Taïba Ndiaye mais suñu waral def nañ ko puisque yokk nañ production bi d'autant plus que man sama bopp jot nañu changer ñaari yoon ba ñetti yoon pompe bu nekk foofu pour rek yokk production bi léegi nag par rapport ak askan bi lu muy màgg ak dëkk bi lu muy màgg tamit bon peut-être que ñaari forage yi doyatul su doyatul donc ñetteel forage moom la ñu war a am ñetteel forage bi nag état du Sénégal mi si dox pour mën a ñëw yokk dolli production bu fa nekk donc ñu ngi wax population Taïba Ndiaye yi ñu dalal seen xel ñu ngi dox jéego yi ak maire actuel l'ancien maire tamit ñu ngi doon dox ak moom jéego yi ak directeur général OFOR pour ñu mën a ñëw Taïba Ndiaye defal leen seen troisième forage d'autant plus que site bi xam nañ ko ba pare fan lañ ko war a defee donc loolu du problème bi ñu leen di masawu di leen ñaan ñu may ñu tuuti rek ba état du Sénégal mën a ñoo def troisième forage bi au niveau de Taïba Ndiaye. prix ndox Aquatech définiru ko nguuru Sénégal moo ko définir te su ko définiree lu mu valable Thiès Diourbel la valable si yeneen région au Sénégal bi yëpp donc Aquatech fixé wul prix wu. léegi par rapport ak abonnement bi ñuy wax 109 000 la ñuy fay dafa cher si dégg-dégg mën na nuroo lu cohérent wante ñu ngi leen di fàttali ni mooy 109 000 c'est un prix global donc abonné bi du am leneen lu muy def moom day joxe 109 000 am Aquatech indil ko ndox ba biir këram donc ñu ñooy joxe compteur bi ñooy jënd matériel bi ñooy fay gaskat bi ñoo koy suulaat suñu pare indil ko réseau boo xamante ni c'est conforme par rapport ak luy indi ndox dëppoo lu mu laaj. bu fekkente ni waa Taïba Ndiaye ndox ak la ci aju mooy seen jafe-jafeem séendu moom it loolu xaw na koo dab ñàkkum ndox ak leneen lu ko jàpp ci ay gàllankoor waaye loolu moom léegi mu lijjantikum léegi mu nekk lu ñuy fàttaliku ci ginnaaw ndax kët ka fa nekk njiitoo fi bokk memel ngi maire ba neenam njiitum réew mi dig na ko ay yu bakk ne yoo xam bu sottee moom séendu dina daal di soppi xar kanam lépp lu fa nekk nux dana soppeeku nekk lu nooy ca naat ca neex nu ni mel la ko daal di dénke sunu ndaw ba ca gox ba Babacar Seck. jafe-jafe yi ngir dugg ci commune Sendou li ko wal di yoon yu baaxul ak ndaw ñi nga xam ne amuñu xëy yaakaar judd na ci mu am saafara ki ko xam ne di maire bu bees ba ginnaaw bi ko njiitu réew mi dalalee. ku nekk xam na nag Sendou c'est un village de pêcheurs te géej gi doxul à 100%. waxtaan nag même emploi yi nga xamante ne am na benn société française bu fi nekkoon le Duc moo commencé woon travaux bi fa dëgg yàlla le Duc doon nañu ma jëlal xale yaa ngi parce que doon nañu ma parce que une trentaine de gosses di leen fay xaalis parce que il faut réduire le chômage nee na ma aussi incha allah Arona dinaa def tout ba may la ay emploi
xam naa ne dina si ne wax naa ko aussi mesure d'accompagnement yi maternité la ñu boole ak dispensaire mu ne dinañ fexe ba nga am ambulance danañu fexe ba nga am poste de santé. mu ne ngoon Arona boole leen kat directeur technique bi Diagne ma dem Diagne na ma incha allah rabi suba dinaa la woo directeur joxe ne ay directives pour que Sendou ñu defar tali bi lu mu gën a gaawee pavé la dëkk bi. mel ni woote bi askanu Sendou jëmale ko ñu eggali seen jumaa ju mag am na saafara ndax njiitu réew mi jox na leen juróom fukki tonne ciment ak juróomi million. ku nekk xam ne jumaa dafa metti loolu moo tax bindoon naa fu ne bi yàlla dogalee ma daje président Macky Sall avant-hier ma jóge fu mu indi ma yóbbal bu toll nii nit nag bu gërëmul day xarab nañ waxante te yàlla rek tax mais nag fu dëgg yàlla geste bu mel ni 50 tonnes nu ngi ko fay dégg am nag. mu jóge ci société civile maire bu bees bu Sendou nee na xamagul ban coalition la am yéene àndal su fekkee ne dina dem ci élection législative yi. jaajëf Babacar Seck ñu xuus wax ci lu soxal mbirum kër yi nga xam ñoo sàlloo tasum xibaar ci biir Sénégal daanaka nag la juddu ci ay bagages mi ngi tàmbalee bari am na ay quotidien yéen kaay yi xëy di génn jege na daanaka fanweer yu mag ci benn ñu gis ni tam ay site internet moom ëpp na daanaka ñeenti téeméer naka noonu lu ne daal ma ngay law loolu lépp nag day mel ni am na pëcc xoogu tàmbalee juddu ndaka la ko askan wi gisee ñoom ñi bëgg a diglu bëgg a yërndoo ko liir mbaa demut ba seen biir ñoom sax duñ xam fu nu war seen bopp lu ni mel ci la leen laaj ñu tontum ci gëstu bu xóot bu ñuy ànd ak mam seen bu baabu reportage. seetlu bi doon benn site yi ak quotidien d'information yi ni ñu bëri ci biir Sénégal doon lu ñuy waxtaanee waxtaan bi lee soxal kii di Arona Wade doon ab pilote de trône moom nag mi ngi ñaawlu li nga xam ne moo di quotidien yi ak site d'information yi ni ñu bëree te sax yenn saay du ñu am benn contenu. léegi c'est catastrophique quoi parce que ku jug ubbi site ku jug ubbi chaîne YouTube ba pare bu doon sax dañu am contenu mais du ñu am contenu ay liggéeyu jàmbur la ñuy jël seen benn Canon à 200 000 150 000 wut seen benn micro 10 000 francs xam nga jël seen benn xale bu jigéen xam deful benn formation gars yi nañ dem jàngi surtout loolu nañu dem jàngi sàkku ji xam-xam. yenn ci site yi di ñàkk fiabilité ba tax rek xàmmeetuñ ki nga xam ne moo di taskatu xibaar buñ sukkandikoo ci kii di Abdou Pen. ñi nga xam dañoo bon moo tax ñu baax sax kenn déglootu leen moo tax gis nga journaliste xàmmeetuñ ko da ngay gis koo xamante ni day yeew ci néegam sax taxaw ci biir ëttam ni journaliste la amul bopp amul genn lu ko sori tuuti ñu fekk Alioune Badara Doumbouya mu toog ci buntu butikam moom nag mu jàpp ne site yi lee ak quotidien d'information yi ñu ci bëri ci ñoom seeni liggéey mooy di fësal ak def propagande ñi nga xam ne moo di politiciens yi. ci kaw ñoom ñoo war a doxal normal régulation moom bala moo am ca kaw la war a commencer ñi nga xam ñooy principal responsable yi. politique la rek ak jaay buzz wane buzz loolu dong la. 29 quotidiens ak 450 sites d'information fii ci Sénégal doon loo xam ne kii di njiitum réew mi di Macky Sall dafa jàpp ne rek anarchie la ba tax na mu nar koo xeex ci njàppaleeg ñi nga xam ne ñoo ngënk lii di presse bi. soxna Ami Diouf jaajëf xabaar yi wéy ñu daal di dugg ca bitim réew tàmbalee ko suñu dëkkandoo yu réew Mali foofee jàpp leen fi ñu toll nii nux ba fa nekk jeexagul ndax la ko indi mooy kilifa yu réew Mali ñi ngi doon jàpp ne xëy na ak ndimbal lu mënta mën a ñàkk lam ñu fàttali nag bari na coow lu am ndax ñaari at mi ngi daanaka ginnaaw bi nga xamante ne bi ñii di CEDEAO doon sàkk ñu jox li nga xam si moo di nguur ga civil ya ba léegi ñoo des noo xam bin lu ni mel nag moo tax daanaka réew Mali googee mi ngi dund ay benk ñee ngi koy tar waaye nag waxtaan jeexul moo tax ki nga xam si moo di ndawul CEDEAO di Goodluck Jonathan ma nga ca xeex ba moom Goodluck Jonathan fi mu toll tamit li mu bëgg mooy waxtaaneem wàll gu di mel am na sax ñaari waxtaan yoo xam jot na ko simb ak ñaari wàll yi ci du ñàkk daañu amuk déggoo fàttali ni fi mu toll ni kay CEDEAO moom ba tey fa mu màtt fa la màtt nee na daal dañoo war a fexe def kem kàttan ba li nga xam daal moo di Mali moom nan fexe jox li nguur gam ginnaaw bi nga xamante ni bi amoon nay sanction yu CEDEAO tegoon ci kaw réew Mali frontières yi lu bari ci seen wàllum jokk jolantem ngir bëgg ñii di soldat sa war a mën a daal di yokkat ba dellu ginnaaw waaye ba léegi daal waxtaan lañ jàpp ni mënta ñàkk ci wàllu gu mel ñu jeexalee bitim réew ak Somalie
Somali moom ñu ngi wàcc seenu élection présidentielle ñu ngi ko jàpp fukki fan ak juróom ci weeru mai bii lu ni mel nag jàpp leen ni parlement ba ci boppam ñoo njëkk daal di joxe xibaar ba lu ni mel nag tax na ba dañoo jàpp ni yooyu lay élection dina doon lu symbolique ndax gis nañ ni daanaka lu jëm ca foofu nga xam si mooy kon diwaanu ko Somali yàgg naa am pëccëxoo xeexoo gu métti am fa ab guerre boo xam daanaka la mu jur bari na lool ci ay yàqu-yàqu ak ay jafe-jafe di fàttali tamit ku jëga ña nga taxaw tem ni daal dañu bëgg def kem kattan ba daal di war a mën a daal def élection yu tegu ci yoon yoo xam ne benn jafe-jafe donte na xëy na nekk na ab jafe-jafe boo xamante ni bii li nga xam si mooy élection yi dafa tombé ak date boo xam dafa daal di doon date bu rëy bis bu rëy ci biir Somalie daal di wane ni juróom-ñaar fukkeeli ak juróom-ñeenteel bi anniversaire bi nga xam dañ koy fàttalikum bi ndaw yi taxawee temm daal di woon jóg ci atu 1943 la woon ngir kon daal di wane seen bopp ngir nag taxaw temm ba xeex ba ngir Somalie amuk indépendance am kon fi ne nii moo tax ñu koy waxtaane ni dafa doon bëccëg bu am solom lu ni mel dañ topat wàllu guru mel ci num gën a yooyu élection ci réewum Somalie réew moom mbirum jihadiste xeexoo moo fa law li moo tëj xabaaru maraxi ci ITV sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ñu bàyyi leen programme bi dana amaat xabaar incha allah 19h45 la doon ci français Adama Anous Kaba ma ko jukkim ma jox leen xam ne incha allah 21h15 seen émission càmbar ci diine ci fii la daañu waxtaane mbirum internet beek taskatu xibaar yi ak coow li mu jur ci ay réseaux sociaux yi nga xam tey daanaka saaga yi bari na ak wax ju ñaaw ji daañu ànd ak suñu gan kon incha allah ba ci kanam 21h15 ak ITV jaa ngeen jëf